asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës Yewwi Askan Wi dàq manifestation bi ñu namoon amal tey jile ngir indiwaat dal ne ci réew mi ci wàll bépp Ousmane Sonko mi jiiti Pastef nag la mu jàpp mooy jamono ji sax seenub adversaire bu njëkk du Macky Sall waaye yoon la muy woote ab tëggub bool beneen ëllëg alxames bu 20h jotee. gaal ba tàkkoon fële ca Koumpentoum te ay migrants clandestins nekkoon ca jamono ji nag am na beneen néew bu ñu jëlee ci ndox mi kon muy fukki nit ak juróom yi ci ñàkkagum seenu bakken ñu ngay wéyal ceet gi ba léegi ngir xool ndax amul ñeneen ñu mën a gis ci waax yooyu lee wàllum mbëkk mi ba léegi ak li xewoon fële ca Melilla ak ca Kafountine ONG Otra Africa jàpp ni du ay milliards yu bëri mooy tax ba ndaw ñooñu lee toog fii ci réew mi bañ a dem ca Espagne la ñu bëgg mooy ab waxtaan wu yaa ak ñëpp ñu laale ci mbir moomu ndax mu mën a deñ buñ ko mënul it mu wàññeeku bu baax a baax liggéeykat ya nekk ci hôpital régional ba ca Kolda ba léegi ñu ngi mer bay futu nekk ci ab grève ka ñuy tuumal mooy seenub directeur ci ab yorin wu bon ba tax na dañoo bëgg mu abal leen moom nee na li ñu fayul seen i ndàmpaay moo tax ba liggéeykat yi mer ba nekk di grève loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak coalition Yewwi Askan Wi mi jël dogal dàqal manifestation bi ñu naroon amal tey jile ñoom ñi jiite coalition boobule ñu ngi jàkkaarloog taskatu xabaar yi jamono ji sax ñoom nee nañu dogal bi ñu jël liñ ca namm rek mooy fexe ba dal am ci réew mi muy ci wàllum koom ak ci wàllum politique ak lépp ci loolu dañ ciy déglu kenn ci ñoom di Soxna Aïda Mbodj ak kàddu yi mu ci yëkkati. ñu bokk ak ñoom bu baax a baax xalaat. nekk en communion ak ñoom parce que ñooñu lu ñu bëgg lu nekk ñoo cay jàmbaar lu ñu xalaat lu nekk ñoo cay jàmbaar te kenn ku ci nekk nag bu ñu defalee suggestion ñaan ñu leen li nga cay teg mooy ñu ngeeg sunuy carte affaire baa ngoogu nag bu leen def loolu ndax ñun bàyyi leen ñu rek ñun ñu ngeeg sunuy carte ñu gëm leen nag ndax gëm a tax ñu nelaw a tax ñu gëm dee looloo tax tey jii le 29 ñu joxe woon rendez-vous boobu ñu joxe woon nag dañu koy defatuñu marche dañ koy bàyyi dañuy reporter marche bi ndax contexte bii nga xam ni moom laa wax te nga xam ni moo nekk ci réew mi donc la marche du 29 dañ koy reporter ba beneen date bu gën a favorable boo xam ni ñii ñu waxal ñëpp wax na ñoo ñun parce que dañ koo àndoon ak ñun. Habib Faye moom mooy couvrir conférence de presse boobule ngir ñun niñ ko waxee rek ay njiit yu bëri jël nañ kàddu ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall Déthié Fall mi ñu bàyyi yàggul dara ak Soxna Aïda Mbodj mi ngeen déglu léegi Ousmane Sonko ñoom ñëpp moom mi jiite Pastef nag li muy naqarlu nee na bu baax a baax mooy yoon ni muy doxee fii ci réew mu Sénégal ñu ne moom mooy seen adversaire numéro 1 sax moom njiit bu Pastef ne élection yi dina am fanweeri fan ak benn ci weeru juillet te président Macky Sall dina ñàkk assemblée nationale bi muy woo askan wi beneen tëggub bool ni ki ëllëg alxames bu 20h jotee incha allah Habib Faye maa ngi lay nuyu. Habib Faye jotuñu ko du ñàkk kon dinañ ànd ak moom ci kanam tuuti mu dellu si waat yeneen ponk yi waa njiitu Yewwi Askan Wi yëkkati ci conférence de presse boobule fële ca Bambey moom ak niñ ko nemmeekoo ci ay diwaan yu bëri fii ci Sénégal ba ñu xëyee gis nañ takk der yi nekk ci mbedd bi ngir gàntal manifestation boobu naam kon niñ ko waxee sànq ñoom ñi jiite Yewwi Askan Wi jël nañ dogal ne duñ ko amal dañ koy dàq ndax fii réew mi toll Babacar Diouf la ñuy dem fekk ji foofule ca Bambey Babacar ginnaaw ba ñu la nuyoo lan lañ fa nemmeeku ba ñu xëyee ca Bambey. gis nga ko tey fii nga xamante ni moo di Bambey ñi nga xam ne ñooy waaye Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal ci seen coalition bi nga xamante ni moom lañ def naroon nañu doxum ñaxtu tey fii ci diwaan bi wante préfet démb ci guddi dafa génne dogal ne marche boobu daf koo tere li mu def nag moo di ne article L61 la teg ci li nga xamante ni moo di taabal ci nee na lépp loo xam ne ni yëngu-yëngu la jëm ci wàllu politique dañ koy tere ci jamono ji loolu tax na ñoom nee nañ tey ci àllarba ji loolu tax na nee nañ ñoom tey ci àllarba ji dinañ def benn conférence de presse boo xam ne ni dinañ ci jàkkaarloog taskatu xibaar yi wax li leen naqari ndaxte nag dañoo bëggoon a doxum ñaxtu wante dañ leen koo tere
fi nga xamante ni moo di Bambey nag kilifa yi jël nañ seen i matukaay ndaxte mbedd moo génn di nga fa gis ay takk der comme ngeen ko gisee sunu gannaaw fu mu nekk nii ñoom ñëpp ñu ngi taxaw di xaar ay manifestants yoo xam ne nii dinañ génn pour ñaxtu ndax dinañ ko amalam wala déet yaakaaruma ko mbax sa nee nañ dañuy def li nga xamante ni moo di conférence de presse loolu nag lan lañ cey wax ak fan lañ nar a jëm ak ci xeex bi xam naa ca kanam danañ ci xam dara buñ jàkkaarloo ak ñoom wante li ñu mën a xam daal moo di ci dëkk bi activités yi ñu ngi dem ku nekk mu ngi sa marché boo duggee ci marché bi ñu ngi jaay seen i jaay ñenn ñi ñu ngi dugg di dem di ñibbi oto yi ñu ngi daw fépp li nga xamante ne moo di activité kenn sentirul benn bés boo xam ne ni mën na noo xaaraat ne li nga xam ne moo di marché bi ñu bëggoon def moom moo tax mu taxaw fi nga xamante ni moo di Bambey di leen jox dig-dig gaje fii ak ngoon ci sunu yeneen édition pour gën leen a wax lan moo xew fii ci diwaan bi. Babacar Diouf sànq ci suba la xëy doxantu foofu ca Bambey kon ñu jàpp ni manifestation bu Yewwi Askan Wi dañ koo dàq ci li kilifa yi wax sànq muy ci ab daje bu ñuy amal jamono ji sax ak jàkk ak taskatu xabaar yi Ablaye Cissé mi ngi fi ci plateau bi Ablaye Cissé maa ngi lay nuyu di la ziar. Ablaye Cissé ndax mën nañoo wax ni li ab sage décision la ci contexte bi fi mu toll ñu ne comme ñoom ni ñu ko waxee ñoom ñi jiite Yewwi Askan Wi. waaw sage décision la pas sage ci qualification bi par rapport ak ñi nga xam ne ñoo jël décision bi mais ci dal bi nga xam ne indi na ko tàmm nañu heure bi dox diggante rajo ba Médina ak fii Almadi falaa jóge nii léegi yegg si pour 13h bi mais da ngay gis nit ñi tey liggéey si wuñu sax absolument xale yi jàngi wuñu vraiment tey dëkk bi dafa mel ni dafa am loo xam ne dafa doon wàcc ba nit ñi jël seen i matukaay soit génnuñu soit liggéey wuñu wala liggéeykat yi wàcc nañu pour prévoir oon journée bu tàng bi nga xam ne moom la nit ñi doon xaar donc ci aspect boobu rek dal la xëy na dina am ñu regretter sax baat bi Ousmane Sonko wax sànq ne tout ça pour ça ci ñeneen a ko waxoon xëy na tey dina am ñu ne tout ça pour ça parce que dinañu regretter peut-être seen journée bi nga xam ne li tax ñu fomm seen i activité voilà fomm seen i activité am na ñoo xam ne xëy na xëy mi ci lañ waroon lijjanti dépense bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc moo lay won ni xëy na nekk ci xat-xat nekk ci fitna nekk ci xëccoo ci kujje politique gi jigul kenn du wax nag ni kenn warul manifester ndax politique ak bañ a d'accord ñoom ñoo ànd mais en tout cas bu ñu jiitalee li nga xam ne mooy intérêt askan wi ci xat-xat yi nga xam ne manifester ak xëccoo dina ko indi peut-être dina mën a indi ay alternatives ci yeneen méthode ak i moyens yoo xam ne mën nañ cee mën a dugg manifestement loolu la ñu jàpp xam ni am na yeneen méthode xeex boo jëlee benn méthode xeex parce que loolu lay expliquer. boo jëlee benn méthode xeex ba am ci résultat yi nga xam ne peut-être bëggoon nga ko wala mu weesu li nga bëggoon mun ngaa changer méthode dem ci leneen tey dafa mel ni dem nañu ci benn tournant wu romb manifestation ci biir mbedd yi jël nañu option wu concert de klaxon wala it bàyyi xel li nga xam ne gàllankoor lay doon. mais ñu quand même manifestation Ablaye Cissé bien entendu mais dugg nañ ci séquence boo xam ne tey. dégg nañu ko bu baax mooy séquence su élection yi parce que jusqu'ici nit ñi xamuñu woon ndax ñii dañoo bëgg a dem élection ou pas dañu doon wax ni sax suñu liste day bokk par force. léegi leer na. jàpp na sax ni war nañoo waajal élection yi dégg nañ ci sax muy wax gàcce gi day gën a tar ci pouvoir bi parce que c'est vrai. bu ay liste suppléant demee ci ñoom ni ñu ko bëggee ba gagné. ay titulaire beneen boor bi xëy na effectivement équipe buy joué bu sa ay remplaçant gagné équipe bu titulaire bi nga xam ne moom nga doon la jël da ngay jàpp ni ndam li c'est encore plus beau mais loolu. askan wi mooy décider ci élection yi bu ñu ci demee mais c'est une très bonne chose. que ñu jóge ci séquence su tension confrontation. boo xam ne xëy na ay bakkan a ciy rot kenn xamuloon tey kan lay doon. parce que saa yi bu ñu fi defee manifestation boo xam ne c'est interdit. ay bakkan rocc bi manifestation bu bu 17 juin bi ñetti nit ñàkk ci seen bakkan donc kenn xamuloon kan la doon tey après am na ñoo xam ne dañuy jàpp ni sacrifice la boo xam ne jar na ko am na ñoo xam ne jaral na leen seen bakkan mais war nañoo fexe ba xat-xati politique tour deret ñàkk bakkan bañ cee am ak it dernière chose mobiliser bi ñuy mobiliser force de défense et de sécurité yi ñoom ci seen bopp nekkuñu ci dal tey boo gisee dëkk bi ni mu mel nga xam ni vraiment du quelque chose d'habituel pour les forces de défense et de sécurité d'autant que dañuy war a nekk toujours sur le qui-vive mais xëy na du lii moom la ñu bëgg du lii lañ leen yéene tamit ci nekk toujours ci logique gu confrontation ak xat-xat ak population bi nga xam ne ñoom la ñuy barki démb la population Pikine
porter en triomphe policier bi nga xamante ni moo mën a enquête bi tax ñu retrouver bébé Aïda loolu image bu rafet la te loolu la ñuy njortu diggante takk der ak population. bokk na ci Ablaye Cissé li nga xam ne moom lañ joxe ni ay motif muy li ñuy dund mooy contexte bi tabaski bi mi ngi ñëw daanaka c'est dans 10 jours te 10 jours yooyu sax ci boppam boo moyul mooy nekk bésu campagne début campagne électorale bi boobu buñ ci duggee tamit est-ce que on peut s'attendre quand même à ce que ñoom ñu continuer ci changement stratégie boobu nga junj léegi wala ñu wëyal ba léegi di defee xeex bi nii. politicien moom de quelque bord bu mu mën a nekk lu mu bëgg a layal dina ko layal parce que aussi nag situation gënoon na fee urgent gënoon fi chargé ci contexte terewule na manifester mais tey bu ñu nangoo ne tabaski bi jege na examen yaa ngi fii ak yeneen moo tax manifester wu nañ leen ko nangul mais contexte gënoon na fee chargé ci lu ñu doon wax ni mais rappelé sax ci contexte Covid bi. mais dafa am tamit wax nañ ko ñu ñëw ñaan leen njëkk ay kilifa. xam nga réew mi moom musuñu fee nekk ci situation de tension te amul ñu dox njëkk. ñu dox ñëw di waxtaan waaye. moo tax ma ne la politicien lu mu bëgg a layal dina ko layal fi ñuy mayee njëkk fu mu leen arrangé la fu ñu dul mayee njëkk tant xam lu aussi. parce que loolu la ñuy bëgg a def mais nañu leen nangul ni peut-être yoonu jàmm ji nga xam ne ci la leen ay kilifa woo. ay chef d'entreprise yu ñu ne sax ñëw nañu. quelques minutes ou quelques heures avant seen conférence de presse bi waxtaan ak ñoom seen njàqare ci situation réew mi ci tolluwaayu économie ci tolluwaayu entreprise ñu nangul leen ne xëy na loolu moo tax ñu teg mot d'ordre bi ci suuf dans tous les cas c'est bénéfique pour le pays c'est à saluer dal boobu ci la lépp xaj fitna ak deret buy tuur wala xat-xat lu bëri xaju ci. et puis ñi ñu amal en face muy pouvoir bi nga xam ne nee nañ li ñu nekk di def duñ ko nangu di instrumentaliser justice bi ñu ne ku bëgg a marche itam ñu tere leen ko ci yii di ñëw itam lan moo war a nekk seen taxawaay pour bañ que situation bi sénégalais dund nu muy tension bi nga xëy doo xam foo féete doo xam journée bi nu mu nar a mel mu bañ fee amati. waaw pouvoir comme opposition dañuy war a bàyyi di créer situation yoo xam ne dañu koy jàllax après justice par exemple pour mu koy régler. parce que loolu mooy indil problème. justice ñu créer ay problèmes yoo xamante ne nii après dañ koy dénkeen pour mu régler ko te problème yi nga koy créer régler ba dina tax nit ñi dootuñu ko respecté ci xoolal bu ñu demee ba ay ñoo xam ne ni justice mooy seen liggéey droit mooy seen liggéey dem ba gisatuñu seen bopp ci ni nga xam ne noonu la ñuy rendre justice ci réew mi war nañu taxaat xoolaat te loolu day woyofal suñuy institution te ku ne intérêt la pour nga dëgëral dooleel suñuy institution malheureusement foofu lañ toll merci beaucoup Ablaye Cissé ci jàngat bi jërëjëf Ablaye ci laaj yooyu la ba léegi ci loolu la ñuy des am na benn militant bu Pastef bu ñu tegoon loxo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin muy manifestation bi ñu tere woon aljuma jooju le Pape Ousmane Seck lay wuyoo nekk rakk kon ci kooke ñu naan Akhenaton nekk ab activiste njabootam ñoom ñoo nekk di yëglu nee nañ seen doom boobule musuta laalee dara ak fitna liñ koy tuumaal muy mbirum terrorisme jegewu ko sax ñu ne ci mbirum force spéciale boobu ñuy wax boobu ba léegi ginnaaw ba ñu àndee ak ñu fare ci kujje bi njabootam jàkkaarloo nañu ak taskatu xabaar yi fële ca Géewul El Hadj Madiambou Diop la ñuy déglu moom moo yore seen kàddu ci micro Thierno Fall. xamee ko waa kër Ibra Seck yëpp mooy ki si juddu bala ngay dal école sax da nga wàcc alxuraan muy góor ñi muy jigéen ñi kenn mësu leen dégg sax xeex ak seen ay moroom donc ay nit ñu violent wuñu Ousmane c'est sûr que il va jamais faire de mal à une mouche moi je le connais personnellement léegi nag li ñuy ñaan waa dëkk bi muy kilifa yi fi nekk yu diine yu aada te am accessibilité ci Macky Sall wala ñi ko jege nañ ko wax ne ko suñu doom ji nañ ko bàyyi mu ñibbisi nañ ko bàyyi mu dellu ci ay waa këram bokkul ci ay fu ñuy attentat wala ragal féete nag day wàññi wërsëg Ousmane Sonko la faral comme man ni ma farale beneen parti comme ni keneen fii farale beneen parti ak ni keneen fii koo xam ne faralu fi benn parti réew mi buñ ko yàq buñ ko taal ñi ngi doon dund dem lante ka ñëw lante vraiment lii ma gis fan yi ku mu tiitalul. ñu waxaat li xewoon fële ca Kafountine muy gaal bi tàkkoon ba ay nit ñàkk ci seen bakken am na beneen nit bu ñu seppee ci waax yi muy kon jamono ji fukki nit ak juróom ñu ngi woy ba léegi di wër ñi réer ñu ngi ci ligne bi ak Boubacar Diassi maa ngi lay nuyu.
soxna Naata. waaw Boubacar Diassi kon migrant clandestin yooyu lee nekkoon ci gaal bi tàkk jamono ji am na keneen ku ñu seppi ci ndox mi ñu ngi wëyal seet gi ba léegi Boubacar yeneen xibaar nga ci am. tefes bi nga xamante ne moom mooy tefes ak kaw bu ñu Kaasel nekk ci commune bu Kafountine bokk ci fukki kaw ak juróom-ñeent yu nekk ci commune bu Kafountine tefes bi ñu taxaw nii le départ bi guddi départ ay booru 22h fekk fi nag marine nationale fekk fi gendarmerie nationale fekk fi pompier ak autorité administrative yi ñu mel ni maire ñu nekk di recherche bi ak trois yi nga xamante ne suñu bu ñu jotee génne fukkeeli néew ak juróom comme ni nga ko waxee effectivement fukki néew ak juróom malheureusement ñoo ci des suuf doomu aadama ak juróom malheureusement ñoo ci des et comme ni nga ko waxee également ñu ngi wéyal fu nekk ni recherche yi gaal bi nga xamante ne moom mooy suñu kanam dugg ci mango ci Bologne alors li nga xamante ne moom ñu dañoo fii mooy recherche yi dafa xaw a descendi non seulement ñun ñu dem ne ko ñu ko mais aussi dafa attirer attention autorités yi ba tax na maire Kafountine bi nga xamante ne dem nañ ko mais ne bu doon sagom de état bi moom hélicoptère wala sax ay drone ngir ñu ngi recherche yi ndaxte selon témoignage yi nga xamante ne ñoom la rescapé yi wax te ñun ñii aussi jot nañu interview ay rescapé tantal ko ak ñun mooy effectivement fukki néew ak juróom yu génn ñi yi mais war na des ñeneen ou bien ñu ngi dund leen dund ñu ba tax na monsieur le maire ne doon sagom de ñu mobilise nga xamante ne moom mooy hélicoptère wala ay drone ngir ñu def recherche yi parce que am na ñoo xamante ne ñu jóge Saint-Louis ñu jóge Diourbel waxuma sax ñu jóge Guinée Bissau ak bi ak yi kon am na ñoo xam ne dafa suuf yi wax kon tax na daal bu doon autorité mënoon nañu mobiliser ngir ñu sauver yeneen bi ay boo ay drone comme ni ko monsieur le maire lancé dañu doon wax sonal. merci beaucoup Boubacar Diassi nekk en direct foofu ca Kafountine du ñàkk kon yeneen xibaar yu ci am rek dinañ ci ànd ak yow président Macky Sall moom am na benn tweet bu mu def di mu ne naqarlu bu baax a baax li xew foofule ca Kafountine ak itam xale yi ñàkk seen bakken ginnaaw ba ñu doon sangu ca Lac Rose moom njiitu réew mi mu ne nag mi ngi jébbal njaalam njabootu ñooñu faatu ci jéeye yooyu lee jéeye boobu am ca Kafountine ak li ko waral mooy bëgg a dem Espagne gisoon nañ fële ca Melilla itam barki démb ay doomi réew Afrique yu bëri yu fa faatu ONG bi Otra Africa dafa jàpp ni du xëpp ay milliards yu dul jeex ci loolu mooy tax ba ndaw ñi toog fii ci réew mi bañ a demati foofu dafa jàpp ni faaw ñu amal ab waxtaan wu yaa ak ñëpp ñi ci laale ngir ut ci ay saafara Souleymane Diallo mi jiite ONG bi nee na nag kii di président en exercice bu Union africaine di jiitu réew mi Macky Sall dafa war a sëgg bu baax a baax ci loolu li indi ci ay saafara dañ koy déglu ci micro Dissa Prera ak Amadou Diallo. mais ñu jàpp ci dara problème bi du problème mu jël ay programme def ci ay milliards amaana ni gëmuñu milliards yooyu bokk na ci li ñu war a gëmloo xale yi que li ñu jàpp ni ko dem Europe mooy tekki loolu du dëgg nañu wax xale yi dëgg. problème bu fondamental bi nga xam ne am na ci mooy problème mu visa yi xale yi fa nekk bëri na ñoo xam ne tey bëgg nañu dellu si su leen wóoree ni que bu ñu dellu see suñu ñëwee ba toog ba seen xel dal mën nañu demaat foofu kon ñoom ñibbisi nañu dëgg la def nañ ci alal bu bëri mais wàllum immigration du wàllum xaalis dëgg nañu G15 léegi ñu ne def nañu alal bu bëri ci Afrique plan Marshall mais xale yi su ñuy des ci désert bi su ñuy des ci ci géej gi bu ñuy des ci barrières yi xaalis boobu lu muy jëriñ. mooy ni que pour ñu am solution ci problème bi mooy ni que ñépp ñi ci war a wax nañ ci wax. concertation bu ubbeeku bu yaatu ñu boole ci ñépp te duñ ci beddi kenn loolu bokk na ci li war a tax. ñu xam lan moo tax xale yi di dem. ñu wax ci wàllum paj mi ak liggéeykat yu hôpital régional ba ca Kolda ñoom ba léegi seenub mer wàccul dañoo bëgg seenub directeur abal leen ndax nee nañu ni mu yoree kër ga ci boppam moom moo baaxul moom directeur bi li mu gis mooy ni liggéeykat yooyu lee dañoo leen a yéex a jox seen i ndàmpaay looloo waral seenub mer Abdoulaye Diallo moo ñu teewal ci région bu Kolda.
mbirum hôpital régional bu Kolda xaajagul jeex ginnaaw bi ñu amalee ay grève ci diiru ay fan yu bëre yi la waa kër docteur ñoo fas yéene weyal seeni grève ngir jële fi seeni directeur hôpital la. waa ji nanguwul liggéey loolu mooy dëgg nanguwul liggéey te ku nanguwul liggéey da ngay abale sa morom ñëw ñun on est là pour travailler dañuy réclamer son départ parce que mënoo fi nekk ñetti at yoo xam ne saa yu nekk hôpital la ngi ci problème ñun taluñu ay problème ñàkkum ay jumtukaay ak liggéeykat yu xarañ ci biir kër docteur bi soxal na yile liggéeykat. ça fait plus de 15 mois que ce scanner est à l'arrêt amoon nañ possibilité régler problème scanner bi parce que amoon na keneen benn bonne volonté bu ne woon naa leen ko régleel ñu bañ ñu jóge foofu indemnité yi ñàkk fay nit ñi ñàkk wormal nit ñi ñàkk boole nit ñi ci gestion hôpital ma rappelé ni jóge nañ ci ay waxtaan ñun ak ñoom ak l'inspecteur du travail mais malgré tout ça engagement yi mu jëloon respecté wu ko. bi ñu tàttaane ay kàddoom ci li jëm ci tuuma yi ko liggéeykat yi di tuumal docteur Djibril Yang Sané di directeur hôpital régional bu Kolda lii la tontu. ñaxtu bi dëgg la mais nañu xam ne li ñuy ñaxtu yëpp ci mbirum koppar moom moo ko lal il faut ñu xam ne hôpital bi moo àttanatul luñ leen di indemnité yu ñu leen di jox parce que ñoom seen payoor bu ñu leen di jox weer bu nekk ñoom ñëpp ñu ngi koy jot ku nekk ki la ko war a jox mu la koy jox léegi nag dafa am yeneen ndàmpaay yu ñu leen di jox loolu la ñuy xaar saa yu ñu amee ñu daal di leen ko jox xam nañ ne tabaski bi jege na nit yi ñu ngi commencé jaaxle loolu moo tax ñuy génn. ak ni mu manti mel askanu Kolda yàkkamti nañu lool gis seen bile këru docteur di dox ni mu war. beneen région muy bu Fatick subdivision des douanes foofu daal dina taal lu toll ci ñeenti tonnes bu yamba ak ay garab yu baaxul buñ koy xayma garab yooyu mi ngi toll ci 200 millions ci sunu ay koppar gouverneur bu région ba moom mi ngi woon nag ñëpp ñi yëngatu ci wàllu woowule ñu boole seenub doole ngir fexe ba xeex jaayum drogue ci diwaan ba Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. mbir mi nag daanaka dañuy fàng saisie chanvre indien yi ak itam médicaments yi nga xam ni baaxul ba léegi day gën di am doole ci biir région bu Fatick ay quantité yu am solo la ci waa subdivision des douanes bu Fatick jàpp ba tax na ñu koy lakk nii nee ñu nag lu ëpp ci yamba boobu ñu ngi ko jàppee ca Karang ca frontière gambienne ba waaye itam ci brigade maritime yi ak itam terrestre yi nekkee ci biir région bi. yamba ji ñu lakk tey mi ngi toll ci daanaka 4 tonnes 3 tonnes yi teg na lu jege 900 kilos garab yi aussi valeur bi romb na 200 millions de francs CFA te boo xoolee bi ñu mujjee lakk ak léegi ci at lay toll parce que daaw ci diggu année 2021 lakkoon nañ ñu ci interpellé boo xoolee ci période bi ci que saisie yi ñu concerné daanaka mat na fanweeri nit ñoom ñëpp jébal nañ leen procureur ñenn ñi jugé nañ leen. lii nag dafa fekk ne liggéey bu am solo la waa douane def ba egg ci résultat yu ni mel gouverneur bu Fatick di rafetlu seen liggéey waaye nee na mi ngi sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy way takk der yi ak itam képp koo xam ne da ngay yëngu ci wàllu xeex sinébar ñu gën a boole seen doole ngir liggéey bi gën a am solo. bu ñu nekkee ci région boo xamante ni xëy na corridor Dakar Bamako bi daf fi romb ñu wëlbati ko mu doon tamit zone frontalière boole nag ñu ubbeeku ci océan bi fa laaj tey ji structure yi nga xamante ni créé na ko te ñu liggéey ci mbir moom ñoom ñëpp doon benn ko yaakaar naa ni collaboration boobu su amee ñeneen ñi tamit yeneen structure état yi mu doon réalité entre seen biir nañu wax ne tey ji lépp loo xamante ni drogue la dana wàññeeku bu baax. daan yi nga xam ni moom la ñuy teg ñi nga xam ni ñoom ñooy jaay drogue wala sax ñu koy jëfandikoo diis na waaye ba léegi dafa mel ni taxul ñoom ñu bàyyi looloo tax nag ñu ni war nañu seetaat gën a yokk ci mbir yi yeneen pexe yoo xam ni dana tax ñu bàyyi ko ba faaw. xeex jaay ak jëfandikoo cinébar te liñ ci prévoir c'est des peines yu ci ëpp de 10 à 20 ans de réclusion criminelle juste pour vous dire que ay effort def nañ ko pour yokk daan yi mais li ñu constaté mooy terewul phénomène bi di am donc loolu war ñu permettre aussi ñu xalaataat yeneen façon pour lutter contre ce phénomène. askan wi itam ñuy sàkku ci ñoom ñu dugal seen loxo ci xeex ni cinébar bi di circuler ci dëkk bi ak itam garab yu bon yooyu ndaxte li ñuy yàq dafa bëri trop.
fële ca Ndar liggéey bañ fa doon amal mu itteel digue ba ca Langue de Barbarie ngir mën a téye ndox mi noppi na ministre bi ñu dénk wàllum collectivité territoriale demoon na foofule ngir xool liggéey bi sax nañ ko amalee foofu mu dem itam visiter lu toll ci juróomi téeméer ci ay logement yu ñu nar a tabax ngir askan wi ndox mi nangu seen kër yi ca Guet Ndar goxu Mbàcc ak Santhiaba reportage foofu ca Ndar Ousseynou Diop. ministre bi yore lépp jëm ci wàllu collectivité territoriale développement ak aménagement des territoires di Oumar Gueye ñëwoon ci diwaan Ndar Géej nemmeeku itam liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ngir nag mën a taxawal géej gi nga xamante ni ay jamono daan song këru doomu Ndar yi loolee nag ñu ni jamono jile liggéey bi daan na yemb ñu dugal ci lu toll ci fukk ci ay milliards moo Oumar Gueye sax xam ne ni du yàgg njiitu réew mi dina ñëw ci diwaan bi ngir mën ko inauguré. ñëw naa fi xool gis naa ni mu mel wax dëgg yàlla am nañ sax surprise parce que bi ñu ñëwee gis li ñuy récupérer ci plage bi bare bu mucc ayib gis nañu ni ñiy napp ñu ngi teg seen gaal à côté gis nañu ni plage bi set na rafet na wax dëgg yàlla loolu am nañ ci mbégte. ñu nemmeeku itam bërëb yi nga xamante ni ñi am jafe-jafe ci wàllu géej gi fa la leen yóbbu lu toll ci 2 téeméer ci ay kër nag yóbbu nañ ko foofee ca Jugop li ñu bëgg nag mooy ñi am jafe-jafe ci wàllu wu nu mel ñoom ñëpp ñu yóbbu leen ci bërëb bu nu mel. xal leen ay kër yu mucc ay fii ci Jugop lu war a mat 2 téeméeri kër yoo xam ni yu mucc ayib lay doon yenn yi R+1 lay doon yeneen yi doon yéen ay kër yu mucc ayib te li ci am solo ci projet bi mooy kenn du fay dara loolu laaj naa ko ñaari yoon directeur général bu ADM mu ne ma waaw monsieur le ministre wax dëgg yàlla li président Macky Sall def mooy nañ leen jox kër yi clé en main loolu. liggéey bi nga xamante ni jëm na ci wàllu taxawal digue de protection bi fukki milliards lañ ci dugal ngir ñam jafe-jafe itam ñu yóbbu leen ci beneen bërëb ñeent fukki milliards ak juróom lañ ci dugal muy koppar yoo xamante ni état bu Sénégal ak réewum France ñoo ko gàlloo. jërëjëf Ousseynou Diop njiitu réew mi président Macky Sall moom sargal na lu toll ci ñetti téeméer juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ci ay doomu réew mi ñu jàpp ni dañoo liggéeyal askan wi bu baax a baax ba ñu tappal leen raaya ordre national du Lion loolu nag ñu jagleel leen ko kii di ministre des finances et du budget moom moo leen ko jox ca Grand Théâtre ci benn cérémonie bu ñu fa amaloon dañ ci ànd ak Ibou Kane ak Alioune Diagne. lu ëpp ay téeméeri liggéeykat ñu sargal leen yëkkati leen tappal leen ay raaya yuy màndarga ordre yi am ci réew mi mu di ab marque de reconnaissance boo xamante nguuru Sénégal am na ko ci liggéey yu am solo yépp yi récipiendaires yi def ngir Sénégal. li ma yëg moo di maanaam liggéey boo xamante ne dama ko def ak liggéey bu ak citoyenneté xaw ma loolu naka lañ koy tënk ci olof ak esprit de citoyenneté ak courage liggéey boo xamante ne def naa ko ci ñaari fànn liggéey ci administration financière liggéey également ci enseignement école nationale d'administration et de magistrature bi nekk léegi école nationale d'administration. keneen ku ñu tappal raaya di directeur général bu COUD mu am ci mbégte lool moom Maguette Sène di ñaax jeune génération bi ñu def seen kéem kattan ba liggéey gi ñu leen di dénk ñu xar ci seen tànk tubéy. jeune génération bi nga xam ne ñun bokk nañ ci bokkuñ ci jàpp naa ne war nañoo gën a mën a patient maanaam xaar muñ waaye tey li ñu constaté mooy ñun xale yi dañuy bëgg tey ñu am lépp te nag àdduna demeewul noonu man mii rek sama carrière bu gàtt jaar naa étape yu bari instituteur secrétaire d'administration administrateur civil avant may nekk ay fonction wu directeur ça veut dire que àdduna xëyul rek sotti il faut que ndaw ñi xam loolu xam ne boo nekkee ndaw li ëpp solo mooy nga jàng ami diplôme waaye tamit nga am expérience. tey ji nga xam ne tappal nañ ko raaya chevalier de l'ordre national du Lion Mahamadou Diété ne distinction gi ñim koy déjee du ñenn ñu dul. sama parents yi sama waajur yi sama famille sama soxna yi ak sama doom yi mais aussi ñi ma àndal ci liggéey administration bi yëpp sama collaborateurs yi. et aussi ñi nga xamante ne participer nañu ci sama formation depuis école nationale d'administration et de magistrature ba ci service yi ma njëkk a dugg ci administration maa ngi xalaat ñëpp mais mënuma fàtte. monsieur Farassar bi nga xamante ne moo nekkoon directeur enregistrement domaine et timbre bi may dugg impôt et domaine ba pare mu dënk ma ñaar ñoo xamante ne ñu xarañ lañu woon malheureusement ñoom nekkuñu fii maa ngi leen di ñaanal yàlla yërëmal leen yàlla xare leen ajana yu gën a kawe muy Hawa Mamadi Kaba moo xamante ne inspecteur bu xarañ la woon ak Papa Sidia Diagne. Amin jërëjëf Ibrahima Kane léegi dañuy sóobu ci xibaaru tàggat yaram ñu àndi ceeg Cheikh Tidiane Diaw Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar.
dañ koy door rek wàllum basketball ñuy njort ni suñu gaynde yi egg nañu fële ca Alexandrie ca Égypte. dañ koy njort rek ndaxte bi ñu demee ba régler situation bi gaynde yu Sénégal yi nag dañoo jël vol bi nag Qatar la leen jëme suñu yeggee ba Qatar fa la ñu waroon a jëlaat vol pour Alexandrie normalement nag ci 11h la ñu waroon yegg foofu ci Alexandrie du ñàkk ci ay xibaar dinañu vérifier ndax gaynde yi yegg nañu foofu ca Égypte wala déet comme image yi ni ngeen koy gisee rek ni voyage bi nag dafa amoon ay jafe-jafe tax ba fédération sénégalaise bu basket génne ab communiqué di xamal ni ambassade bu Égypte fii moom moo leen bañoon jox visa waaye bi ñu jokkook FIBA ak ambassade ak plutôt fédération basket bu Égypte ñoom ñoo leen wax ñu ñëw suñu ñëwee dinañu am visa laata ñuy dugg waaye ba ñu demee ci Istanbul foofu lañ leen bloqué woon ni duñu embarqué ci avion bi waaye gaynde yi mujj nañu yegg normalement ci waxtu yi ñuy wax ak yéen foofu ca Alexandrie waaye dans quel état loolu la ñuy laaj ndaxte gaynde yi vendredi ginnaaw suba la ñu nar a amal seeni match bu njëkk ci éliminatoire coupe du monde yooyu ñu nar ko seq ak Égypte ci àjjuma bi lay doon suñu paree ci Égypte samedi ñu nar a jouer ak Congo suñu paree ci Congo dimanche bi ñu jouer ak Kenya ñuy yaakaar rek ni voyage bu métti boobu du sàppe dara ci seeni moral ak tamit ci seen physique ñu wax naata ci mbirum réflexion Stade Léopold Sédar Senghor démb lañu doon amal cérémonie ba fële ca Stade Léopold Sédar Senghor ministre bi nga xam ne ni moom moo yor wàllu tàggat yaram dañu xamal ni daal réflexion dina jar 40 milliards $40 milliards ci sunu koppor loolu nag dina am ci dimbalu état au Sénégal ak coopération chinoise dañ koy teewlu moom Matar Ba ci micro Ahmadou Ba ak Modou Fall. li nga xamante ne mooy stade Léopold Senghor ñu war cee def $20 milliards war ko toppatoo ba mu nekk stade buy répondre aux normes FIFA. stade bii ñuy lancé tey du moom rek la ñu war a defar am na yeneen $20 milliards yoo xamante ne dañu koy def ci Elimanel Fall bu Diourbel boole ci Elimanel Fall comme ni ma ko waxee bu Diourbel boole ci Lamine Gueye de Kaolack ak Alioune Sité Diatta bu Ziguinchor stade bii nga xamante moom la ñuy defar. waxtu wu ñu ci paree dana baax ci li ñu jëm muy organisation des. Nata ñu wax ci ab tournoi boo xam ne jeune footballeurs yi lañ ko jagleel mu nar a opposé équipe yoo xam ne ay U13 lañ ak U17 ca stade Ngalandou Diouf lay amee 17 juillet ba 14 août ci noonu dañ ci déglu kenn ci initiateurs yi di Chérif Fall di ñu wax naka la yëf yi tëddee. tournoi boo xamante ne day opposé 32 équipes U13 32 équipes U17 donc day am 8 poules de 4 2 premiers de chaque poule ñoom ñooy qualifié après huitième de finale quart de finale demi-finale finale donc tournoi bi day mën a permettre jeunes yi nga xamante ne xëy na amuñu temps pour mën a exprimer seen talent donc genre tournoi yi da leen mën a permettre ñu gën a mën a exprimer seen talent ci seen équipe parce que dañu seetlu ne jeunes yu ci bëri seen chance dafa minime trop pour ñu mën a intégrer centre de formation yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii. donc tournoi bi nag day mën a am suivi parce que ñun suñu objectif moom mooy ñu mën a dénicher talent yi mën leen a suivre. la naata ñu jeexale ko ci ay image yoo xam ne site bu Bayern de Munich moom moo ko publier Sadio Mané di waajal saison am fi mu nekk nii nag donte reprise bi commencé guñu ko fële ca Bayern de Munich ñu ngi ko natt ci fukki fan ak ñaar ci weeru juillet bi ñu dëkkmal waaye moom Sadio Mané mi nga xamee ni signé na Bayern de Munich mi ngi noonu di def mise en forme am di waajal démarrage saison bi foofu ca Bundesliga ñu fàttali rek ni ay bés bee ñu génn dafa signé contrat ñetti at. Merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw rendez-vous ëllëg incha allah ci matinal bi merci Cheikh bonne journée léegi dañuy sóobu ci ponk bu mujj mu yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf ku tëb daal ci xal wala fi nee nañu dese na la weneenu tëbin yëral xët mu njëkk Les Échos coalition Yewwi Askan Wi seen manifestation yi ñu bëggoon a def tey jii ci àllarba ji ci réew mi préfet réew mi yéenekaay bi nee nañu tere nañu yëpp muy ci Ndakaaru di ca Ziguinchor ca Kolda ca Risatol ca Sédhiou ak ca Tivaouane fa préfet réew mi wékk interdiction bi yéenekaay bi nee nañu moo di ci article L61 bu code électoral bi nga xam ne dafay bañ ci jamono yi ñu toll bépp yëngu-yëngu politique buy xeeñ ay propagande dañuy bañit ku turbale ordre public bi fii ci Ndakaaru moom préfet bi dolli nañ leen ci ne li muy ragal moo di am ay nit yu rax ci manifestation yi ngir yàq dëkk bi dëkk buy tàkk sawara wuy sël-sëli photo boobee la journal L'As xëy indi ci xëtamu njëkk boole ceeg nag di ñoo xamal ni opposition bi ci réew mi seen manifestation yi ñu doon wax tey ci àllarba ji préfet yi tere nañu yépp Vox Populi gis ne préfet yi dafa mel ne dañoo déggoo ci yëf yi ne fu waay Yewwi Askan Wi bëggoon a fàkk manifester rek préfet yi réew mi nee nañ leen du ca dal li tax ñu aaye leen ko nag Vox nee nañu daanaka benn motif bi la muy ci Ndakaaru di ca Tamba ca Kaolack Bambey Kolda Tivaouane Mbour Ziguinchor Kees Dagana Kébémer ak Njaaréem Sud Quotidien nañu waaye taxul ba léegi nit ñi tàggoo akuk tiitange àllarbay tey jii moo di àllarba joo xam ne lu nekk mën naa xew ci réew mi bu changement de dernière minute amul suur soo mel ne ku naan ñu bala ñu ciy sóobu nag nañu ko xool seetantal ko saytu ko bu baax a baax ndax état bi jël nay matuwaayam caserne yi ci réew mi benn takkadeer desatu fa ñëpp lu ñu génnee tasaara leen ci mbeddi dëkk bi rawatina nag ca place de la nation bés bi le jour nañu ndax danañu yegg foofe ne dafa mel ne waaye Yewwi dañoo nar a yolamal seenug buum journal La Tribune di ñuy xibaar ne ay kilifa diine ak ay organisation religieuse yu nekk ci réew mi yoo xam ne ña ca nekk yëkkati nañu seen kàddu di ñaan pouvoir bi opposition bi ñu delloo ci seenum xel te ñoom régulateur social yooye yéenekaay bi nee nañu seen woote gi tàbbiwul ci noppi tëx Walf Quotidien nañu li desee leer ci noppi nit ñi sax de moo di waaye Yewwi Askan Wi yoote manifestation te ñu tere leen ko léegi nag ban tànk la ñuy taxawee loolee ba léegi nit ñi amaguñ ci lu leer Direct News ne ko tey lay leer ndax njiital parti Pastef di Ousmane Sonko bokk ci Yewwi Askan Wi woote na conférence de presse tey ci yor manifester yi fi woon keroog àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñenn ci ñi jàppoon gàlloon leen tuumay complot contre état ak mbiri terrorisme ñu tolloon ci fukki nit ak benn L'Observateur nee nañu seeni dossier procureur de la République jébbal na ko juge d'instruction bu deuxième cabinet bi li mu ci santaane moo di ñu mandat dépôt leen am nay ci yëf yi yeneen juróom-ñetti nit ñu lancé ay mandat d'arrêt mu di waa ji di Aliou ñu gën koo xam ci Dun Xaaf Ousmane Diouf Yaya Cissé Khadim Ndiaye Awa Dia ñu naan ko Nadine Babacar Ba Ousseynou Dieynaba Seck di Akhenaton ak ku ñu naan Max Killuminati ñoom ñëpp ci kuréel gi di force spéciale lañu bokk jotuñu leen woon a jàpp nag ndax dawoon réer biir Sénégal gaal gi tàkkoon ci waaxi Kafountine yi Le Témoin nee nañu bilan ba ci tukkee ma ngay gën di diis ne wàññi nañu léegi fukki doomi aadama ak ñeent yu ca ñàkk seen bakkan Libération di ko dëggal ba di ñu xamal ne gaalu loo ca la woon gu yeboo ni nit yu bëggoon a mbëkk wutali bitim réew bi ñu demee ba ci digg géej gi ci la gaal gi tàkk seppee nañu ci ndox mi fukki néew ak ñeent te bari nañu réer ba léegi ci ndox mi ak musiba meneen mu jurati ba tey ci Libération ubbil yéenekaay bi ay élèves yu doon def BFM bi ñu pare examen ca la ñu àndandoo dem géej juróom ci ñoom yéenekaay bi nee nañu ci géej gi la ñu des seeni néew ca tefes gu plage bu Lac Rose ak ca tefes bu plage bu Tivaouane Peulh fa la ñu leen fekk Libération di ñu ci dolli ne yemul foofu ne élèves yu bari yu newoon ca groupe ba léegi gisaguñu leen. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye yéen itam sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun rédaction bi di leen dig daje ngoon incha allah à partir de 19h ci kanam tuuti ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ci li xew ci biir internet bi ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.